émission li xew ci biir internet. bonjour nuyu nañ leen yéen téléspectateurs yi heure bu baax bi ndaxte actuellement nii xam ngeen bu baax ni Sénégal mi ngi joué fële ca Orlando Stadium ca Afrique du Sud. Sénégal fas yéene jàkkaarloog Namibie muy match retour bi nga xamante ne moo nekk 4e journée éliminatoire Qatar 2022 muy coupe du monde bi nga xam moom la ñuy waaj actuellement nag 1 but partout. Sénégal a njëkk a dugal Famara Diédhiou moo dugal ci 22e minute bi 27e minute rek wala 28e minute waa Namibie daal di égaliser mu nekk match bi nga xamante ne actuellement mi ngi daw nii Sénégal jiitu ci groupe H bi match am yëpp daf ko gagné fi mu ne nii tey bu amee victoire dafay daal di jàll ci prochain tour bi maanaam 3e tour bi nga xam ni ci la ñuy dajee ponkal yi ci la ñuy dajee daal en tout cas actuellement nii score bi mën nañ ko jàppee nii 1 but partout miin ngeen heure bu baax bi dara du leen rëcc comme internet hashtag bi sunu net la Facebook Twitter wala Instagram dara du leen rëcc sax d'ailleurs ci match bi ndaxte ñun le temps ñu fiy nekk nii dañ leen di joxaale résultats yi comme ci internet comme statut WhatsApp actuellement nii match bi 1 but partout diggante Namibie Sénégal match retour 4e journée éliminatoire mondial Qatar 2022. IGFM tamit noonu la koy defee comme ci internet bi en temps réel lay joxe information yi nga xamante ne da leen di soxal mooy site d'information bu groupe Futur Média miin ngeen IGFM dañuy fàttali rek gis ngeen site bi ni mu neexee dugg boo duggee information yi ni muy défilé ci sa kanam sa téléphone ak sa smartphone di nga am information yi en temps réel li ci gën a fees nag comme actualité mooy la xewoon démb fële ca Ziguinchor mooy mbirum violence politique. waa Pastef yi nga xamante ni ñenn ñi dañoo jàpp ne dañ leen def ay songu ñi leen teg ay songu nag ñu ne partisan wu waa Doudou Ka foofu ca Ziguinchor d'ailleurs ci comme ni muy demee ci internet bi waa Pastef ci boppam ki ko jiitee di Ousmane Sonko def na ab conférence de presse léegi gis nañ ko ci seen page officielle ñu gis ni ñu defal leen ci benn extrait boo xamante ne dina leen soxal. démb bakkan bi la forot kon ñu ngi sant yàlla bi mu amee. waaye ñoom gaañ nañu ay nit xam nga li neex ci mbir mi mooy saa suñu lañ naan Sonko day victimisé wu malgré les images des vidéos et politique ba léegi mosoo dégg ni waa Pastef gaañ nañu nit wala rey nañu nit waaye dinaa étaler ça bu si kanamee tuuti la longue liste des attaques dont on a fait l'objet. Pastef la ñuy gaañ Pastef la ñuy rey Pastef la ñuy emprisonné mais mosoo dégg. ci ab conférence de presse bu kii di jiitu Pastef di Ousmane Sonko def actuellement nii ñëpp di ko partagé fi mu ne ci live am yi ak ay page officielle yi nga xamante ni ñu ci bari ci ay sénégalais ñu ngi leen di suivre ci réseaux sociaux yi. waaye violence politique bi politiciens yi ci boppam ñu ci bari ñaawlu nañ ko gis ngeen def nañu ay tweet def ay messages yi nga xam jàllal nañ ko ci réseaux sociaux yi gis nañu message yu Cheikh Bamba Dièye gis ngeen ko message am bi nga xamante ni posté na ko daal di ñaawlu la xew fële ca Ziguinchor ci mbirum violence politique. am na keneen koo xamante ni tamit dina leen soxal tweetam am na solo ndaxte nekkoon na fi premier ministre di Abdoul Mbaye moom tamit def na ab message daal di koy posté ci réseaux sociaux yi ñaawlu yi tamit violence bi nga xam ne moo xew fële ca Ziguinchor ci partisan wu ñenn ñi jàpp ni Doudou Kala bokk ci APR ak ñi nga xamante ni dañu jàpp ni ñoom la ñu doon di def ay songu muy partisan wu Pastef yi ki ko jiitee di Ousmane Sonko am na sax d'ailleurs ñu ci am ay gaañu image yaa ngi wër ci réseaux sociaux yi ñu ngi koy partagé fu ne waaye loolu yi tamit seen ay tweet ñoom politiciens yi ñi nga xamante ni ñaawlu nañu violence bi ci mbiru ci terrain politique bi surtout ci waajtaayu élection locale yi nga xam ne ci la ñu jëm ku nekk di samp ndëndëm parti bu ci nekk di gën a wane boppam surtout gérer ca gox-goxaat yi nga xamante ni moom nga bëgg a diriger. information baa ngi ci réseaux sociaux yi ñëpp a ngi koy partagé waaye jamono ji tamit jamonoy waajtaayu gàmmu la ñu ngi ci weeru gàmmu ci ziar ñëpp. internet bi ngi ci am taxawaay bu am solo ku wax gàmmu nag xalaat Tiwaawan ndaxte seen chaîne YouTube bi xam ngeen ni gàmmu amul joxew nañ fi information bi ak xalif bi Serigne Babacar Sy Mansour yàlla na yàlla gën a guddal fanam gën a dëgëral taxawaayam waaye ci internet bi tamit gaa yaa ngi ciy def taxawaay bu am solo Asfia TV bi nga xamante ni ay ndaw ñu am solo ñoo ci nekk di ci liggéey bu am solo en live la ko ñëpp di seetaanee guddi gi ñëpp dañuy connecté wu ak seen smartphone wax naa ko ne téléphone ci poche dafa mel ni fi télévision la ci poche ndaxte fi jamono toll la actuellement nii Asfia di leen jaajëfal ci liggéey bu am solo bi nga xamante ñu ngi si je pense mën nañ déglu extrait bi sax ñu waat vite fait comme internet yi ñi ñuy réagir comme ñun niñ koy defee niñ koy baaxoo di defee ci émission bi acca
وعد ما كان في الأكوان يا سندي وما يكون إلى أن تبعد الصور في كل طرفات عين يقرفون بها أهل السماوات والأرضين أو يذروا. macha allah télévision Futurs Médias yi tamit mi ngi ci am taxawaay bu am solo guddi gu ne yéen a ngi gis ak ñoom oustaz Pape Hann waxtaan ci Seydi Hadji Malick yàlla nañu ko yàlla fayal mais surtout ndaw ñi gën a jàng ñu ciy defee façon burdu la waaye tamit am na solo ndaw ñi daal vraiment ndaw Sénégal yi ci diine ñi ngi ciy góorgóorlu bu baax. am na yeneen ndaw yii ay murit lañu mais seen initiative yi dafa am solo ndaxte gàmmu 1944 43. ci at mi ñu nekk ci at weeru wolof comme ni ñu koy waxee mais hashtag bi dafa commencé am ampleur ñoom initiative bi ñu jël mooy gàmmu 1443 mooy atum bi ñu nekk ci weeru wolof lañ koy waxee hashtag bi dafa commencé jël ampleur bu am solo ndaxte dañuy jël bis bu ne wala ci période gàmmu gi saa su ne ñu ciy jàllale ay xasida Serigne Touba li mu taggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam initiative bu am solo la ndaxte gis naa ne ci internet bi murit yeeg ñëpp a ngi ci tijaan yeeg ñëpp a ngi ci nekk di jàllale ay messages yoo xamante ni ndaw bu nekk mi ngi ciy jàng fi jamono toll nag moyens yi ñi mën a jàngee wala partager xam-xam dafa bari moo tax ni ñuy jëlee jëfandikoo internet bi ñu nit tamit ñu gis ni war nañ cee mën a gën a xamale surtout mag ñee kilifa yi nga xam ne dañuy seetaan heure bii que ni ndaw ñi am na ñeneen ñoo xamante ni ñi ngi ci internet di ci def liggéey bu am solo en tout cas di encourager ndaw ñi nga xamante ni hashtag bi ñu créé gis nañ ni am na solo ñu bëri ngi ciy jàng ci wàllu diine mais surtout xasida yu am solo yi nga xam ne Serigne Touba def na ko jagleel ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs am na beneen initiative bi ñu benn plateforme bu ñu créé muy Mouride Pro comme Muslim Pro nga xam ni moo ñuy rappeler heure julli yeeg di ñu wan yoonu xibla bi lu am solo la ñëpp a ngi ko am ci seen téléphone portable ñii ñu initier ko def bu ñu mel ci li ñu duppee Muslim mi ñu duppee Mouride Pro comme Muslim Pro ñu dégtal leen ko ngeen comprendre bu baax ak ni ci xasida yi nekkee nan ngeen di def ba télécharger ko. asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi mbaa xam ngeen application bi di Mouride Pro bi di seen application bi leen di yombala jàngum alxuraan ak xasida ci làkk yu bari ànd ak transcription pour yéen ñi mënul lire arabe ak ay audio yi ngeen mën a déglu ngir yombalal leen jàng mi mu si dàkkati nag moo di kaamil alxuraan bi mën ngeen koo jàng ci mbindum Daaru Minam di leen jox waxtu julli juróom yi ànd ak ay nodd yu ci mel ni bu Makka Touba ak Masaalikul Jinaan yéen ñi nga xam ne dangeen di am sikki sàkk ci fu penku bi féete soo leen waree julli seen jàkkare jeex na ubbil application bi nga bës xibla foo munti ne ci àddina dina la gindi ci lu leer ci fan nga war a jublu ngir julli ak yeneen i xéwal yi ngeen di fekk ci bile. mais lii vraiment am na solo dinañ ci ñëw gën ko yaatal lii lu am solo la nii rek la internet ak application yeeg plateforme mi ngi fi mais ku nekk ci yoon ba nga koy jëlee ñii ci mbirum xam-xam la ñii ci mbirum jàngale la mais comme initiative bi suñu mbokk murit yi def nii ci ay ndaw miin lool xarala yi application yu am solo la mais surtout ndaw ñi yeneen i ndaw ñi ñoom wala ay mag it tamit dañ ci mën a jàng ci xasida yi mais surtout ni ci xasida Serigne Touba yi nekkee yàlla nañu ko yàlla fayal Serigne Mountakha yàgg fi lool te wér jaajëf lii dafa bokk ci émission bi ndaxte di leen won li xew ci internet bi présenté leen tuuti application yi nga xam ne ay ndaw sénégalais ñi ngi ci di ko def lu am solo la hashtag bi miin ngeen ko sunu net la Facebook Twitter wala Instagram ñi ngi ci plateforme yëpp réseaux sociaux yi Facebook live gis naa ni gars yi ñuy suivre bu baax a baax kër yi gis naa ni bari na ndax dañ ciy maye cadeau ñun dañuy joxe astuce jàngal leen sensibiliser leen informer leen mais maye ci wàlle ay cadeau vraiment li xew ci internet bi mooy heure bu baax bi. image bi nga wane Apulaay image bi def buzz lay tamit ci VDN 3 bi la lii dafa rafet macha allah ci VDN 3 bi yoonu fële Cambérène bi ci autoroute bu bees boobu mais lii dafa rafet yañ ji ki fa jaar photo ko daal di koy partagé ñu ne ki defar lii di Chérif Bachir Laye doomu xalifa bi fi bàyyeekoo bu yàggul
Chérif Bachir Laye vraiment li mu def nii lu am solo la ndaxte ñëpp partagé nañ ko ne lii dafa rafet donc ñu nit dañuy def li ñu duppee action citoyenne moom action citoyenne bi mu def nii lu am solo la d'ailleurs mooy suñu image du jour tey image bi mooy suñu image du jour Chérif Bachir Laye di ko jaajëfal ci initiative bi mu def mais surtout ñëpp ñi nga xamante ni tamit ànd nañu ak moom ba def xalaat bu rafet bi lu am solo la ci VDN 3 bi foofu ca Cambérène fi nga xamante ni autoroute bu yees bu yàggul bi fa la nekk lu am solo la. ñu jàll ci li gën a soxal internet yi muy question yi ak fi ñuy maye cadeau yi hashtag bi min ngeen ko sunu net la Facebook Twitter wala Instagram bàyyi woon nañ fi benn question démb image cachée bu xaw a saf nag il a fallu que man ma préciser que ne leen ki nekk ci ginnaaw image bi maanaam photo bi du góor jigéen la ndax ñu bari dañoo juumoon kii résultat bi mi ngi noonu wan leen ko waaw yaa jëf Youssou Sila waaw ndànk-ndànk muy génn ndànk ba ngeen xàmmee kanamu ki nekk ci ginnaaw image bi nga xam ne moom lañ defoon image cachée démb muy Viviane Laure Elisabeth Mbambassi muy koo xamante ni mooy jigéen administrateur civil la jigéen bi njëkk a nekk gouverneur région bu Fatick loolu bu ñu fàttalikoo ci atum 2013 la moom mi la ñu defoon démb image cachée moom Viviane Elisabeth Mbambassi mi nga xamante ni moo njëkk a nekk jigéen gouverneur ca Fatick région bu Fatick ca atum 2013 prétexte bi nag mooy le 10 octobre 2013 lañ ko tabboon kon ko ñu ngi ci weeru octobre le 10 yàggul sax d'ailleurs tey rek le 12 moo tax ñu daal di koy def image cachée loolu moo nekkoon prétexte bi saa su ne dañuy jël koo xam ni marqué na histoire réew mi wala bokk na ci histoire réew mi ci côté activité bu muy munti def ñu koy jël di ko gën a xamaleeg ndaw ñi surtout ñu ciy jàng ndaxte internet yu bari def ciy jàll ñu nit tamit ñu ciy def suñu astuce bu simple boo xam ni ndaw ñi dañ ci jàng donc ñii nga xamante ni dañu leen ni voilà dañ koy def nii rek pour ngeen am possibilité mën a jàll ci yeneen yi nga xamante ni aussi ay recherche la wala yeneen yoo xam ne da ngeen ko ciy def lu am solo la. jaajëf Apulaay réalisateur connecté nekk ci ginnaaw ak team bi nekk ci ginnaaw aussi di leen jaajëfal Youssou Silla di ko jaajëfal ci liggéey bu rafet bu mu def jaajëfal bu baax kii di suñu sponsor officiel Jili CSB ma nga nekk rond point cité Kër Góor gi miin ngeen adresse bi lépp loo xam ne da nga ko fay am soxla comme matériel électroménager ma nga fa moom mooy maye cadeau yi pour internautes yi Jili di ko jaajëfal bu baax téléphone yu bees yi famille Z yi ma nga fa Samsung yu yees yëpp a ngi foofu ca Jili CSB ma nga nekk rond point cité Kër Góor gi télévision yu mag a mag yi nga xamante ni moom la gars yi soxla numéro téléphone moo nekk noonu ci suuf écran bi ngeen koy gis moom Jili CSB di ko jaajëfal am na yeneen boutique ñu di nekk diggante Colobane Gueule Tapée surtout Colobane nga xam ne fa lay lépp soso Jili jaajëf mooy maye cadeau yi boo bëggee tamit ma maye cadeau yi lycée Berkeley ma nga nekk Liberté 6 extension di leen jaajëfal ci kóolute gi ak surtout ni ñu ànd ak émission bi mooy lycée yi nga xam ne dañ fay former ndaw ñi 6e ba terminal ci xarala yu yees yi mbirum drone application web dañ ko fay former ndaw ñi mais surtout mbirum intelligence artificielle jaajëf mën naa ci wax ñaar ñu ñëw gis naa léegi Rokhaya Seck jarul numéro téléphone bu leen sax def seen numéro téléphone Rokhaya Seck mën na ñëw jël si ci loo yi Rokhaya Seck mën na ñëw jël si ci loo yi apu dafa am keneen ko ma woon su la neexee internet yi mën nga ma woon kenn bu la neexee nii ci live yi man dama gis benn Rokhaya Seck mën na ñëw jël si loom fii ci télévision Futurs Médias ñu daal di koy photo partagé loo yaa ngi nii yëpp Jili CSB moo ko fi joxe pour yéen la internet yi wax nañ ko émission bi c'est interactive waaw commentaires yi gis nañ leen ni ngeen di partagé gis nañ leen ni ngeen di participer ci émission bi ak question yi nga xam dañ ko fiy posé gis nañ ko moo tax dañuy choisir nii en direct ngeen ñëw jël si seen ay loo ñu may leen ko kan moo nekk ci ginnaaw image bi ngeen di gis waaw bii dafa mel ni compliqué na de wax leen ñu kan moo nekk ci ginnaaw image bi hashtag bi sunu net la Facebook Twitter wala Instagram image cachée bi am ngeen possibilité même bu émission bi jeexee ñu continuer commentaire équipe yaa ngi ci ginnaaw jaajëfal équipe digitale bi nekk ci ginnaaw ñoom Magui Coulibaly ñoom Adja Seck di ko jaajëfal am na solo jeu bi tamit gis naa gars yi commencé trouver lii dafa yomb na ma yaakaaroon ni lii dafa jafe mais dama gis ni gars yi ñu ne ci glace yi am na ci benn chaussette bu ci bokkul am na ko ñu commencé def cercle man nag xoolaguma bu baax mais xam naa ne lii moom borom bët yi baax yi la macha allah
du pour bët yi ñoom mel ni ñoom Cheikh Diop ak dara ju rëy ji Cheikh Diop de tey dara bu rëy la journalé Cheikh Ngone Diop di ko jaajëfal bu baax mu leen doon présenté journal yi ci kàllaamay Kocc bu ñu jógee ci jeu bi continue leen réagir score match bi Apulaay ñu koy joxe en temps réel maa ngi jàkkaarloog en même temps live bi gars yi ngi joxe wax naa la tey émission bi day mel ni statut WhatsApp dañuy joxe waale score bi en même temps Sénégal Namibie wala Namibie Sénégal ndax match retour la ñu ngi koy amalee fële ca Orlando Stadium ca Johannesburg mu nar a nekk 4e journée éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022 dinañ dara du leen rëcc fii ak ñuy jeexal yéen am score bi 1 but partout la woon ba léegi xam naa ni li des ñu mi-temps bareetul. démb waxoon nañ leen lu am solo mooy naka ngeen di def ba supprimer seen message yi écrit ci WhatsApp wala vocal yi nga xamante ni da ngay bëgg supprimer ko même si bu defee au-delà de 1 heure de temps am na benn internet bu ñu ko posé woon question bi démb ñu waxoon ne tey dañ ci ñëw ak tuto bi ngeen expliquer leen ko bu baax parfois nga envoyé message audio wala écrit nga juum sax wala nga bëggoo nga def erreur ci message bi quoi mu def 1 heure de temps wala lu ko ëpp nga bëgg ko supprimer xam na boo koy supprimer danaan dootul mën a nekk danaan la yow rek yaa ko mën a supprimer sa bopp keneen ki donc ki nga tax nga supprimer message bi moom dina ko jot mais am na astuce boo xam ni mën nga même bu weesoo 1 heure de temps yi mën nga supprimer message boobu donte kee liiragu ko wala bu ko liiree ba pare pour war ne ko da nga juum wala leneen am ci déglu leen astuce bi bu baax a baax ak suñu berger high tech Abdoulaye Ly bokk ci émission bi daanaka chroniqueur la bu baax ngeen comprendre naka ngeen di def ba mën a supprimer yenn message yi nga xam ne WhatsApp la erreur la wala mu nekk ay message vocaux yoo xam ne da leen di arrangé wala du leen arrangé boo ko au-delà de 1 heure de temps yi acca ñu dégg ci l'élément sax boo envoyé benn message boo ko bëggee supprimer dafa am benn temps bu ñu la may c'est-à-dire 1 heure de temps pour que nga mën ko supprimer pour tout le monde wala pour toi mais bu passé loolu pour nga supprimer ko pour moi rek lay mën a nekk c'est-à-dire ki nga envoyé message da ciy jot comme nii donc là vous avez vu supprimer pour moi te ki ma ko envoyé ubbeeku ko léegi am na benn technique de triche bi nga xamante ni daf lay permettre même au-delà de 1 heure ba 1 semaine sax tu as la possibilité de supprimer ça alors li ñuy def c'est simple on commence d'abord par mettre le téléphone en mode avion bu ñu ko defee mode avion ba pare ñu dem réglage bu ñu demee réglage ñu dem général bu ñu demee général donc ñu dem date et heure ñu dindi réglage automatique bi alors ñu def ko date bi nga xamante ni moo précédé date envoi bi par exemple ñu def ko le 10 waaw bu ñu ko defee le 10 ñu génn bu ñu génni on retourne directement sur li nga xamante ni moom mooy WhatsApp donc ñu jël dernier message bi ñu cliquer voilà appui long pour supprimer on va essayer de faire ça suppression donc là vous avez vu supprimer pour tout le monde bi ñëw na donc supprimer pour tout le monde suppression bi dañ alors boo paree li ngay def mooy da ngay dellu dindi mode avion bi demaat ci say réglage activer li nga xamante ni moom mooy réglage automatique bi c'est simple comme bonjour. ñu xool ci Android bi donc message bi mu envoyé woon supprimer pour moi rek moo disponible alors ñu génn dem réglage bu ñu demee réglage ñu rechercher date et heure bu ñu rechercher date et heure ñu désactiver li nga xamante ni mooy automatique bi wàccee ko par exemple 11 juillet bu ñu paree ñu dellu ci suñu même message bi donc on sélectionne donc là vous. jaajëf je pense que tuto boobu simple na et puis dina permettre ngeen gën a comprendre nan ngeen di def ba supprimer message yi comme ni ko benn internet posé question bu xaw a compliqué la pour ñenn ñi mais astuce yi baaxoo nañ ci émission bi di ko def nu mu gën a simple mooy de 2-3 minutes ngeen comprendre ko bu baax a baax naka ngeen di gën a miinanteeg téléphone ak plateforme yi nga xamante ni ñu ci bëri moom la ñuy utiliser WhatsApp mi ngi ci téléphone ñëpp wala bokk ñi nga xamante ni yor nañ smartphone. lu am solo la jaajëfal bu baax Abdoulaye Ly ci tuto bi jaaroon na fi mais dañuy koy fàttaliwaat la répétition elle est pédagogique ngir téléspectateurs yi ak internautes yi surtout maires yi gën a mën a comprendre am ngeen possibilité dem suñu chaîne YouTube boo leen comprendre ngeen xoolaat replay émission bi bu baax a baax lu mën a nekk la émission digitale la quoi en temps réel ngeen di am lépp même bu émission bi jeexee am ngeen possibilité xoolaat ko ci suñu chaîne YouTube bu télévision Futurs Médias am na benn vidéo Apulaay bu ma benn internet envoyé léegi mais toujours dañuy alerter rek danger yi ci yenn yi mais parfois da nga naan nit ñi nan lañ mën a defee yenn gestes yi doy na waar benn internet ñu ko envoyé léegi nii lu doy waar la xam naa lii tamit toujours di sensibiliser rek parfois jarul risque sa vie ci yenn affaires yi nga xam ne da ngay donte mën nga yaakaar ne sax ay fo la acca
voilà mi ngi noonu c'est inimaginable parfois da nga naan naka la nit mën a defee lii duñ leen bàyyi ngeen lañ ci bàyyi ngeen commentaire ci xool leen image bu baax Apulaay mën nga ko bàyyi noonu voilà xool image bu baax ñëpp a ngi koy partager actuellement TikTok Facebook Twitter Instagram doy na waar xam naa ci benn koñ la rek dinañ leen gën a jël toppal xibaar yi fan la ban koñ la ak ñan ñoo def lu ni mel doy na waar ca France benn vidéo xam nga day def buzz amul frontière waaye lii France la xewee vidéo bi nag def na buzz ca France du vidéo bi Turquie la Istanbul mais France xale bi nga xamante ni dafa daal di mën nañu wax ni violenté kii di maîtresse am ki ko doon jàngal benn professeur am waaw lu doy waral lu xew France créé fa benn buzz boo xamante ni vraiment malheureusement bëggoon nañ tegal leen vidéo boobu ndax ci actuellement mooy def buzz ci réseaux sociaux yi mooy def buzz fële ca France déjà yenn médias yëpp a ngi ciy ñëwaat dinañ leen ko tegal suba mooy vidéo bi nga xamante ni waa xale yi di jàng enseignante bi ne ko doo génn mu bëmax ko ànd kook moom boole kook moom bëmax ko mu ubbi bunt bi nekk na loo xamante ni d'ailleurs moo tax ñu sanctionné vidéo baa ngi nii je pense mën nañ leen ko tegal vite fait ñu ñëwaat. Comment poussez-vous, madame? Voilà, poussez-vous. Ne me touchez pas, Yacine. ca France la xewee ca benn dëkk foofu ca France leneen li mooy élèves yi ci boppam dañ ko dàq ci école bi pour le moment dañ ko exclure temporairement ci école ba mu nekkoon lii nag def na tollé li ko waral ay moromam ñoo ko filmé dugal ko ci réseaux sociaux yi xamuñu fi muy yem ba àddina wërngal këpp di ko partagé fi mu ne ay sanction nag dal na kooku di élève boobu di wax ni internet comme ni ñu koy waxee saa su ne amul frontière lay xew France mën na def buzz ñëpp a ngi koy gis vidéo bi yenn autorités yi sax fas nañu ci jël ay dogal foofu ca France ci vidéo bi nga xam ni elle est devenue virale beneen vidéo boo xamante ni plein d'enseignement mën nañ ko wax xale bu ndaw bi ngeen waaj a gis 2 ans dong la am tëju ci oto bi ay waajuram nekk ci biti stressé ndaxte amul benn aération ñu bëgg gone gi ubbi oto bi ak clé bi nekk ci moom ci biir oto bi te ñaari at rek la am ñu dégtal leen ko d'ailleurs ci loolu la ñuy tàggatoo actuellement ni ñu ngi ci deuxième mi-temps wu match Namibie Sénégal 1 but partout Sénégal moo njëkk a dugal gannaaw ba Namibie daal di égaliser li ci des ci deuxième mi-temps bi la ñuy ñëw dugg nii wala ñu ngi ci nii Sénégal di wut ndam ngir qualifier ci 3e tour éliminatoire Qatar 2022 bi nga xamante ni moo jiite actuellement ci groupe H bi Namibie bi nag fi mu ne nii mën nañu wax ni mi ngi góorgóorlu bu baax ndaxte match nul la amagum foofu ci à domicile match bi lu tax ñu koy jouer Afrique du Sud gis naa léegi benn internaute posé ko ñoom Namibie amuñu stade bu ñu weer te dañu gis ni ñu recevoir Sénégal foofu ci Afrique du Sud moo gën ci ñoom sinon ndaxte amuñu infrastructure yi nga xamante ni war nañ fa mën a dalale ñii di waa Sénégal ci noonu nañ leen di bàyyee jox leen dig daje jaajëfal leen am na internet bu ma wax mu ñëw jël si loom suba mën na ñëw en attendant ñu suivre yeneen gars yi ci réseaux sociaux yi Facebook live YouTube live Instagram live même bu émission bi jeexee am ngeen possibilité suñu chaîne YouTube bu télévision Futurs Médias suivre émission bi joxe seen ay commentaires surtout image cachée bi war leen ko bu baax ñu xool dafa mel ni gars yi ñu ngi juum wala commencé naa gis ay réponses yoo xam ne mooy loolu wax leen ñu kan moo nekk ci ginnaaw image bi xool leen bu baax kan moo nekk ci ginnaaw image bi ngeen envoyé ñu seen ay réponses ñu choisir ñenn ñi yóbbu leen ci suñu sponsor officiel di Jili CSB jaajëfal nañ leen jox leen dig daje ba suba incha allah ci beneen numéro li xew ci biir internet. Cam ama şeysiz açılmaz ki. Kontak kapalı. Şunu çektirsene şöyle, çekemiyorum onu. Sadece anahtar nerede? Şu Ahmet Çalışkan lütfen. Yok. Hadi aşağı in bakalım. İn bakalım aşağıya. Aşağı in bakalım. Bak orada düğme var, düğme. Bak düğme var aşağıda bak. Yavrum, paşam. Ha anahtar var aşağıda bak. Anahtar. Yerde. Bak yerde. Gördün mü? Al onu. Al onu. Hadi bakayım. Hadi paşam.
Aferin sana. Al onu. Orada sıkışıp kalmasın, inmesin oraya, inmesin. Yok yok. Sıkışır orada. Yanında araba anahtarı olan. Aferin. Orada kalmasın. Yok yok, kalır mı canım? Al. Heh. Gel bakalım. Aferin sana. Oğlum güzel böyle. Böyle bas. O bir tarafa. O bir tarafa. Mete böyle yap, böyle böyle bak. Bas. Altına Mete. Oraya değil be çocuğum. Mete. Bak Mete böyle. Böyle bas. Böyle bas. Bas böyle. Anahtara bas. Bas. Böyle bas. Bas sonra ona bas. Bas sonra. Bak ona şimdi, bak ona bak. Döndür. Bas. En alttakine Mete. En alttakine Mete. Bas. Mete altındakine. Bak Mete. Bak buraya Mete. Dur. Sıcak o. Altındakine bas Mete, altındakine. Ha bak Mete, bak buraya. Alta bas. 1, 2, 3 bak. Bas. Bas çocuğum bas. Ah.